seen menuisier bi ko yatt deena sama lam ngay seen nigga snitch nigga stay real snitch nigga stay real snitch nigga stay real hello my man Lugola wax man hello my man Lugola again hello my man you do it again I do it this is my first beef lamb ji door daan denk ni Jordan ray yóbbu say organ no juutu no jonkan sa brother du kontaan yow kul nga man doon kan man ni may jéem a rabe couleur urbaine naan toch shit ma la dax roube kalaama mbedd góor fiit phénoménal te huude gédoo bi nee na bullshit bi lu fi wax na prouvé ni Ibou Souane góor fiit na ñëpp tax troublé en Black Panther for Ku Klux Klan sama clash cancer day kill say friend même amical Cabral do understand yéena bëggoon na cour l'enfer tey ñuul ku ngeen snitch nigga couleur urbaine. Hey yo man, il faut noter, c'est Couleur Urbaine 2-0, c'est tous les dimanches avec ma man Flex. Et désormais on va parler de tous les problèmes du milieu hip-hop sénégalais. Faut que moi clair, faut que gars xam li xew. You know, 88 628 33 44, DJ Flex back to the radio avec un nouveau concept de 2.0, mais reste toujours international avec ses rubriques. Mais concernant le hip-hop Galsen, on va toucher à tout ce qui fait mal les gars. Soyez prêts, stay ready. Yo, what up? Sus, ñu xool mic bi xool. Microphone check 1 2. Yes, comment tu vas? Yeah, big this year, you know what I'm saying? Shout out to everybody di la bëggee yow. mais namoon naa la boy rawes du bëri duggoon sama town Kaolack xam nga. yes naka KL City. waaw nice xam nga. nekk cool quoi affaire yaa ma gën a xam. donc naka hip hop bi foofu. waaw mu ngi bouger. ça se passe bien les gars, ils organisent des shows. oui mu ngi nice machallah mu ngi nice. super, tu viens d'écouter ce titre là, ça te dit quelque chose? oui. titre bi lan la. Books. waaw Books c'est l'artiste. Snitch nigga stay real. dafa sensible nag dafa xaw a sensible. mais il faut que ñu ñëwaat ci point boobu parce que Sénégal dafa bëri masla ci côté boobu. bon il y a le côté je pense aussi c'est les valeurs hein. mais quand on parle de hip-hop il faut toucher là où ça fait mal. c'est ça. trouver une solution. faj góom bi et puis on passe à autre chose. c'est ça. et aujourd'hui tu vas nous parler de. Tu vas te parler de clash. Clash. Déjà, c'est un mot disrespect and beef. Voilà, gars, ils utilisent le terme bobo, mais on ne maîtrise pas vraiment bien, on comprend pas. Déjà, tu reviens sur tout ça, du clash dans le hip-hop. Ok. Well, man, shout out to everybody. You got the legendary US to the R.U.K. Sus work straight out of KO City. di bëggee di jaar képp su Scotch di déglu 90.7 Africa Set Radio, you know what I'm saying? Sus mu ngi lay jox loxo di la bëggee di la jaar, right? waaw bu ñuy wax ci clash dañuy jëlee exactement histoire bi c'est quoi avant quoi que ce soit. yes. wax gars yi lan mooy clash wax leen ñaata façon clash mooy am wax leen nan la ñuy clasher ba pare ñu doogay ñëw ci clash yi am ñu jéem a xool position bu ñu ciy jël. ok donc bu ñu demee au niveau des États-Unis vu que fa la hip hop juddoo fa la hip hop amee avènement bu rëy donc dañuy gis que ne hip hop dafa am lu rëy lu mu fa joué. chaque jour dama koy bamtu is the four core elements rap. breakdance DJ ak graffiti moom mooy 4 éléments am 5 sous-éléments mooy street fashion l'habillement street talking mooy le langage street knowledge la connaissance street entrepreneurialism l'entrepreneuriat beatboxing mooy l'art de créer un instrument à travers la bouche muy 9 éléments yi nga xam ne moom moo composé hip hop en tant que culture. That's right. léegi bu ñëwee si loolu moo am lu ñuy wax peace unity love and having fun moom mooy conception bi. am lu ñuy wax the health law mooy health love awareness and wealth. health moom mooy santé love mooy bëggante. mbëggeel waaw. l'amour waaw l'amour. A bi mooy awareness wealth moom mooy abondance. donc hip hop loolu mooy loi moo tax ñu tuddee ko the health law.
lépp dañ ko structuré. mu am 18 principes yi nga xam ne chaque jour maa ngi incité gars ñu dem bàyyi si xel jéem a comprendre c'est quoi pour ñu xam nan la ñuy hip hop hip hop daa am nu ñu koy defee comme ni ngay nekkee ci sa bureau ñu la bureau bi kat dafa am règlement intérieur. fi ngay entreprise bi dafa am ay chartes yoo xam ne ci la tegoo. ba ñuy dugg si fii nii. on va dire la structuration quoi. voilà ba ñuy dugg si fii nii rek dañu laaj suñu pièce d'identité ñu jox leen ko. ñu remplir suñu tur jël suñu numéro d'identité remplir ko nañu ayoo dem leen. donc loolu ay règlement la. mooy yoon quoi ba ma bëggee naan café nii léegi dañ ne ma demal ci fi ñuy naanee café ci fi ñuy tegee defee débat bi kenn du fa naanee café donc règlement intérieur Africa 7 la tu vois nit ki am na règlement intérieur am foo munti dem dans la vie am na un règlement donc c'est malheureux parfois ñi ñëw ba ci hip hop ñu ne amul benn règle amul benn norme donc lu waay neex na def c'est pas du tout comme ça life bi lépp religion bi daf ñu wax ñu lii nga war a def lii waroo ko def bu fekkee jullit nga bu fekkee chrétien nga même chose lii nga war a def lii waroo ko def foo munti dem ci monde bi même droit boo koy jàng au niveau de l'université droit c'est pas des ay sénégalais ñoom ñoo ko teg conscience collective la boo xam ne ci monde bi la jógee ñu imposer ko dëkk yëpp na lii mooy droit lii ak lii article numéro la boo defee lii mooy sa daan donc pourquoi abdiko règle yooyu noonu nga bëgg a ñëw ba ci hip hop ne hip hop amul règle c'est tout à fait là y a problème voilà donc mooy inciter képp ki nga xam ne mu ngi ci hip hop soit nga bëgg ko wala nga xëy defal loo munti nekk nga jéem a xam c'est quoi exactement ni nga respecter sa religion di ko dund respecter sa culture di ko dund respecter sa waa kër ba foo dem ñu xam ne lii la waa kër gi bëgg lii la waa kër gi bañ nga koy def donc bul ñëw ba ci hip hop nga ne da nga koo bëgg ba pare ne amul règle donc loolu mooy message bi mooy njëkk a passé pour dugg ci classe exactly bu ñu xoolee aux États-Unis classe dafa nekk loo xam ne ñi ko fa njëkk a def bañ médiatiser leen c'était entre BDB moom mooy Boogie Down Production ak Ice Crew bi nga xam ne fa la MC Shan nekkoon BDB moom mooy KRS-One and Scott La Rock KRS-One moo nekkoon MC bi Scott La Rock moo nekkoon DJ bi auparavant c'était comme ça da ngay nekk MC ngay am DJ en même temps yéen ñaar yéenay bokk yow comprendre nga nu mu demee donc fële MC Shan moo nekkoon MC bi DJ Malema moo nekkoon DJ bi léegi Malema kii MC Shan moo njëkk a def benn son tuddee ko The Queensbridge Queensbridge pour gars yi gën a comprendre benn side la boo xam dafa nekk États-Unis bi nga xam ne MC Shan fa la dëkk Marlema fa la dëkk donc side boobu noonu sa waaye dafa wax ci son bi ne hip hop start in Queensbridge maanaam hip hop dafa juddoo Queensbridge daf ko son génnee ko KRS-One gis ne li mu wax noonu du yoon moom mu génneel ko beneen son ne ko li nga wax ni kat du yoon hip hop was born in 5020 the Sedgwick Avenue, the Bronx. Est-ce que comprendre nga son boobu mu ngi tudd the South Bronx génn ci album bu ñuy wax The Criminal Man it moom ak Scott La Rock en 87 86 la kii génnee MC Shan génnee son bi tuddee ko Queensbridge ne hip hop foofu la juddoo Queensbridge 87 si la KRS ñëw na ko hip hop was not born in the Queensbridge but in the 5020 the Sedgwick Avenue, the Bronx. maanaam hip hop juddoowul Queensbridge mais Bronx la juddoo. après affaire bi andi coow nag. chacun veut donner sa. voilà avoir raison quoi. après moom mu jox ko exemple yu bëri MC yi nga xam ne ñu fa nekkoon ak hip hop bi nu mu fa juddoo avènement bi et tout MC Shan jot son boobu moom it defal ko benn son. ne ko kill that noise ndax ci refrain bi KRS-One daf ci doon wax the South Bronx the South Bronx the South Bronx léegi day sampler South Bronx boobu ne kill that noise en anglais moom mooy. maanaam effacer bruit boobu noonu comme loolu muy wax noonu bruit la du dëgg moom mu taxawaat jëlaat position ne ko hip hop mënul juddoo Bronx hip hop Queensbridge la juddoo boo xoolee man ni may rabee moo dafa différent ak ni ngay rabee donc boo xool Queensbridge niñ avancé ci hip hop Bronx avancé wu ko et cetera andi ay layam KRS-One ñëwaat ak beneen son bindee ko The Bridge is Over son bu boo xam ne sama favorite track la bu fekkee yaa ngi son ne ko doon blanche sax pour gars yi gën a mën a comprendre. KRS-One bi ah. waaw. wala ban nga ci wax. waaw bii mooy South Bronx. Yo, what up, D Nice? Yo, what's up, Scott La Rock? Yeah, Scott La Rock. Chilling this funky fresh jam. I want to tell you a little something about us. We're the Boogie Down Production crew. And due to the fact that no one outside there knew what time it was, we have to tell you. Eh ben, Joe, bien. South Bronx. The South Bronx. South Bronx. The South Bronx. South Bronx. The South Bronx. The South Bronx.
the South Bronx. Many people tell me this style is terrific. It is kind of different, but let's get specific. KRS-One specialized in music. I'll only use this type of style when I choose it. Party people in the place to be. KRS-One attack. Attack, nigga. You got dropped off MCA cause the rhymes you wrote was whack. So you think that hip-hop started from this Queensbridge? So you pop that junk up in the Bronx, you might not live. Cause you're in South Bronx, South Bronx, South Bronx, the South Bronx, South Bronx, the South Bronx, South Bronx, South Bronx. I came with Scott LaRock to express one thing. I am a teacher and others are kings. If that's a title they earn, well, it's well deserved. But without a crown, see, I still burn. Whoa. You settle for a pebble, not a stone like a rebel. KRS-One is the holder of a folder. Money folder. Whoa. You want a fresh style? Let me show you. Let me show you. Now, way back in the days when hip-hop began, with Coca, LaRock, Kool Herc, and then Bam. These boys ran to the latest jam, but when it got shot up, they went home and said, damn. It's got to be a better way to hear our music every day. Whoa. People's getting blown away, but coming outside anyway. They tried again outside and see the park. Power from a street light made the place dark. But yo, they didn't care. They turned it out. I know a few understand what I'm talking about. Remember Bronx River, rolling thick with cool DJ Red Alert and Chuck Chill out on the mix. When Africa Islam was rocking the jams, and on the other side of town was a kid named Flash. Patterson and Millbrook projects, Casanova all over. You couldn't stop it. The Nine Lives crew, the Cypress Boys, the real rock steady taking out these toys. As odd as it looked, as Wallace it seemed, I didn't hear a peep from a place called Queens. Whoa. It was 76 to 1980. The dreads in Brooklyn was crazy. You couldn't bring out your set with no hip hop because the pistols would go. So why don't you wise up, show off the people in the place that you are whack? Whack. Instead of trying to take out LL, you need to take your homeboys off the crack. Crack. Cause if you don't, well then their nerves will become shot. And that would leave the job up to my own Scott LaRock. And he's from South Bronx, the South Bronx, South Bronx, the South Bronx, South Bronx, the South Bronx, the South Bronx, the South Bronx. South Bronx. Yeah. South Bronx. South Bronx. South Bronx. Yeah, alors là, c'est un gros son, hein, c'est un gros son là. Kii mooy KRS-One moom ak Scott LaRock. Yeah. Donc son bi ci la tontu nag MC Shen nag hip hop was not born in the Queensbridge but in the 5020 Sedgwick Avenue, the Bronx. Yes. Donc si lay expliqué quoi. Après bu fekkee am nga son wu MC Shen wala nga branché ma ko. MC Shen, la ban MC Shen. Waaw, Kill That Noise. Kill That Noise. The track name, Kill That Noise. Kill That Noise. Yeah. Yeah. Les gars, 2.0 baby. On va parler de Clash aujourd'hui. On revient sur l'historique hip-hop avec MC Shen à l'instant. Devastating to your ear. To your ear. Permanence is a thing that I do at will. Be glad to rock a party just to prove my skill. Come on. J.U. Ice is what I'm gaining with the style so fresh that self-explaining. Oh. Never bite a rhyme, I don't live that way. But when I get dissed, violators pay. Crowd motivator, MC annihilator. Never front the move cause I'm not a perpetrator. I don't really mind being criticized, but those who try to make fame on my name dies. Rhymes of all styles, all categories. From fresh freestyles to real fly stories. The jam is dedicated to you and your boys. And if you knew what I knew, then you Kill That Noise. Et Maman 6, bien ou bien? Devastating To your ear. I devastate the crowd while the record spins. No call, competitors have no wins. I laugh at MCs who call me whack. You ordered, and now I'm gonna serve you, Jack. We're respected by all, treated just like kings. How could you have the nerve to say such things? If you knew at the time what you were saying, you wouldn't be on your knees praying. You gotta understand I'm not the average MC. At the first sign of trouble, grab a mic and feed. Grab the mic, plug in the beatbox jack. Prepare for the battle, then proceed to wax. Whoa. Way as much time I feel is ample to dump an MC to be made example. This goes for all sucker MC chumps who hear my name and suddenly Kool-Aid pump. So if you're thinking about dissing me, better think twice. Cause next time, blood, I won't be so nice. You can come all alone or bring all your boys. But if you knew what I knew, then you Kill That Noise.
Bronx. Kill that noise. Gis nga fii dafa jël refrain c'est du clash ça. refrain créé son bi la jël de South Bronx après mu ne ko kill that noise maanaam effacer ma bruit boobu noonu. comme maanaam clash la bi nga xam ne moom dafa waxoon ne 5020 Sedgwick Avenue Bronx fa la hip hop juddoo ba tax mu def son bi tuddee ko South Bronx léegi dafa jël South Bronx boobu mu samplé ko ci son bi ba nit ñi dégg ko mu ne killal leen ma loolu. mais est-ce que loolu hormis musicalement il y a eu une descente boo xamante ne wàcc si mbedd bi di raak ak yéen. non egguloon ci beef loolu beef bi dinañ si ñëw après c'est entre Tupac et Biggie. I'm about to teach. Versatile with a style that you just can't reach. Lesson number 1, first right aim. You shouldn't do things to degrade my name. Won't sell 'cause the people won't buy 'em. And sucker MCs like chicken, I fry 'em. I started with the smash, I'ma leave with a bang. Yeah. Put it to your brain and see you can't hang. Your boys and your family will be grieving your death. Weeping while they're sweeping up the pieces. Vos réactions sur Facebook les amis. On est avec ce rock. You knew what I knew. You kill that noise. Yo, Shan, I didn't hear you say hip hop started in the bridge in your record. Yeah. I didn't. They wanted to get on the bandwagon because I'm so fly, girls can't resist. But a man can understand, so he gets pissed like a preacher at work when she hurt. I'll heal her. I'll leave you sleep and believe I'll steal her. True. My mama used to say, "Be a ladies' man." I used to always wonder why she named me Shan. Not hard to pronounce, easy to spell, and oh how I love it when the ladies yell. Her man better chill when my jacket's unzipped. I got a 25 with an 8-shot clip. You're saying to yourself that's a BB gun, but the place that I'ma shoot you, it'll just take one. I run into parts, little pieces and spec. You'll be saying to yourself what could happen next. This jam is dedicated to you and your boys, but if you knew what I knew, then you could Kill that noise. Noise. Hey, listen to the man. Should've stayed in school, learned comprehension. Trying to state facts that I did not mention. MC Sucker Shane. MCs I hate the most. From the Next time I Queensbridge. make a record, you should listen close. Cause MCs like me are the real McCoys. So you sucky MCs better kill that noise. Wow. Leer na de. Lavigne Jabba. Hi. 2.0 Couleur urbaine sur Africa 7, vos réactions 88 628 33 44. Mais ce serait, tu penses pas que tout à l'heure, plus on évolue dans le sujet, est-ce qu'on va pas essayer de recontacter les concernés quoi? Voilà, si tu veux, après mon nañ wo. On va essayer de les contacter, ouais. Ouais, après si buñ duggé ci Galsen bi. Couleur urbaine, DJ Daflex, on est bien. Léegi bu fekkee yaa ngi kii bi nu mu tuddati Keras One, the bridge is over. moom mooy réponse bi quoi. Keras One. The bridge is over. I represent the real hip-hop. I represent the real hip-hop. Tu me rappelles le titre, tu disais? The bridge is over. Keras One, the bridge is over. The bridge is over. I represent the real hip-hop. Represent the real hip-hop. Yeah. Represent the real hip-hop. Yeah. Damien, tu es en retard. Yellow beat bi. Chéri Awa Diallo Ismaël, ouais salut. Yellow beat bi. Keras One. Couleur urbaine. Live in the 5020 Sedgwick Avenue, the Bronx. Yeah, BDB production. The bridge is over. Yo. I said, the bridge is over, the bridge is over. 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 You see me coming in, he dance with the slipper sensei. Down with the sound called BDP. If you want to join the crew, well, you must see me. You can't sound like Shan or the one Marley. Come on. Shan and Marley, my rhyming like the gay. Yeah. Picking up the mic, man, them don't know What to say, yeah. Saying Hip-hop started out in Queensbridge. Saying lies back to now. know them countless. So Yeah. tell them again, me come to tell them again. What? Tell them again, me come to tell them again. Yo, tell them again, me come to tell them again. Tell them again, me come to tell them. Manhattan keep on making it. Brooklyn keeps on taking it. Bronx keeps creating it. Queens keeps on faking it. Moest die line boobu la ko clash na quoi. Ok.
nga dafa jël ñeenti side foofu noonu Manhattan jël Brooklyn jël Bronx jël Queensbridge. donc mu ne Manhattan keep on making it maanaam bu fekkee hip hop la Manhattan moom moo ko def bu fekkee hip hop la BK moom moo ko téye moo ko tanking bu fekkee hip hop la Bronx moom moo ko créé bu fekkee hip hop la Queensbridge moom moo ko jox affaire de fake vu que Queensbridge fa la gars yi dëkk quoi pour clash ko. tu vois moo tax mu ne ko Manhattan keep on making it BK keep on taking it Bronx keep on creating it and Queensbridge keep on faking it. maanaam de expliquer que ne 3 saa yooyu noonu yëpp booy xool conscience collective bi la entre Grand Marché Flash Africa Bambaataa ak Cool Herc ba ñëwee ba Queensbridge mu ne ko yéen nag yéen a yàq hip hop bi. comprendre nga donc line boobu lay koy clash quoi. ok hey my man Biram Dao bien ou bien Abdourahmane Diagne the hip hop knowledge avec my man Sustrek dans le studio. BDP the bridge is over the track name. You better change what comes out your speaker. You're better off talking about the whack boomer sneaker. Once created hip hop queens will only get dropped. You're still telling lies to me. So everybody's talking about the Juice Crew funny, but you're still telling lies to me. à noter que ne classe bu gudd la boo xam ne depuis 86 la commencé ba 2016. 86 on était des gamins. voilà ba 2016. des bébés il y en a même qui n'étaient pas encore nés. voilà man mii di wax ak yow noonu la demee donc buñ ci insister lépp rek xam nga mun nañ ne émission bi sax da ciy tuuti quoi ak classe bi nii rek. donc dañ ciy frôler nii rek pour après ñi dem si yeneen quoi. am yeneen track yi ñëwaat après ba Kereson ñëwee defaat bi moom defaat na beneen son. tuddee ko the revenge of the I don't even know the title the revenge of the Walking Dead moom sama boobu la génnee. après Keres war ñëwaat tontu ko na ko still hugging a nut mu jël turam bi Shane still mu def S hugging mu def H mu def A nut mu def N maanaam yaa ngi classante koo xam ne moom moo gën a dëgër bopp ci monde bi. c'est clair kon de moom yàqu nga. non classe bi di continuer ba 2016 mu ngi continuer donc di wax ne. classe la boo xam ne dafa tegu ci norme amul beef amul lenn li nga xam ne dafa dénaturer hip hop bi te ça reste hip hop. te du yàq image hip hop aussi. voilà da tegu na ci yoon te en plus un professeur en matière hip hop moom moo ko doon def c'était KRS-One ak grand master MC Shane that's what's up. yes donc big up à tous qui sont scotchés on a pas mal de réactions mais jox leen seen xalaat aussi ou bien si vous avez des questions aussi vous pouvez les poser sur la page Facebook Africa 7 on a Chéri Awa Diallo on a Abdourahmane Diagne Biram Dao Baye Diop merci pour l'écoute, merci de nous prêter l'oreille, on continue avec Maman Sustrek, on a écouté quelques titres, sinon ce sera au 88 628 33 44, on parle aujourd'hui de clash, tout à l'heure on parlera aussi de beef, puisque dans le Galsen il y a un clash et il y a un beef, tout ce sera pour tout à l'heure, hein? Alors on t'écoute. waaw bu ñu jógee foofu nag KRS-One ak MC Shane dañuy wàcc si entre l'avènement de Tupac ak Biggie. mu nekk story bi nga xam ne ñu bëri dafa am lu mu leen def quoi dafa am lu mu ci marqué. Ça commence avec Notorious et avec Tupac. waaw mu nekk loo xam ne dafa dem ba dépassé entre Tupac et Biggie mais dafa nekk dem ba nekk Junior Mafia and Bad Boys. dem ba dépassé loolu nekk East Coast ak West Coast. dem ba dépassé loolu nekk kii Death Row Records ak Bad Boys Records. donc ñoom ñaar ay xarit lañu woon depuis 93 Tupac ak Biggie ay xarit lañu woon depuis 93. ñuy doxalante di demalante ba un jour en novembre 94 ci la Tupac ne day seeti ci Biggie donc ba mu demee ñu ne ko ci immeuble bii la Biggie nekk ba muy yëg ci escalier yi ci la gis ay gars yoo xam dañoo camouflé wu ñëw chat ko chat en anglais moom mooy tirer quoi ñëw fekk ko rek xam ne kii Tupac la te moom mu ngi jógoon West Coast moom mooy ay California def ay Fresno Central Valley ay Los Angeles genre affaire yooyu noonu mu jógee foofu ñëw New York. te ku xam histoire Tupac da ngay xam ne moom New York la juddoo mais dafa gàddaay dem West Coast. donc ba mu ñëwaatee New York di seet si sa waay kon ko ay gaañ lañu woon si la yéeg ci escalier yi si lañ ko chat tiré ko 4 ballons je pense. foofu la daay fee. waaw non boobu da si gaañu rek quoi. mu gaañu si après am ay rumeur quoi moom ñu tiimale ko micro ci benn rajo mu expliqué que ne bañ koy chat moom ki mu gis
Biggie la ak Puff Daddy ndax Biggie ak Puff Daddy ñoom ñoo nekkoon king waaw foofu noonu Puff Daddy mooy producteur bi Biggie moo nekkoon MC bi donc mu ne dafa doon seeti Biggie donc Biggie bu fekkee chat ko moom moo yónni ñu ko chat parce que Biggie peut pas être dans des studios di chat nit ci ay escalier c'est pas possible noonu la demee ko xam nga Tupac dafa bëri problème moom mooy loolu donc il a aggravé le problème dafa garaawal affaire c'est ça après mu dem ba si biir après si la dugg jeel nag ba mu duggee jeel nekk fa ba benn instant si la Biggie en 95 génnee benn son tuddee ko Who Shot Ya mooy kan moo la tiré mu ne waaw donc après Tupac moom it am lu mu mun a wax donc comme mu ngi doon douter ne moom Biggie moo ko tiré wala Puff Daddy genre léegi Biggie génnee benn son ne ko Who Shot Ya kan moo la tiré di expliquer ci sound bi wax après si lañ interview Biggie ne ko yow son bi da ngay wax ak Tupac wala dara mu ne non son bi ba ma koy bind boobu chat bi sax amagul donc leneen la woon. Il y a une coïncidence en fait. Voilà. En plus si le Tupac moom it génn prison ba mu génnee prison rek après si lañ dem ci benn events bi nga xam ne da doon am foofu noonu genre award si la si lañ am problème entre East Coast maanaam ñoom Suge Knight ak Suge Knight c'est le producteur de Tupac. waaw ba Tupac moom moo nekkoon fële Death Row. ok léegi ba loolu amee si la Tupac def benn son tuddee ko American Most Wanted moom ak Snoop Dogg American Most Wanted maanaam ñi nga xam ne ñoom lañ gën a recherché. waaw. ci intro sound bi dafa monté benn scène boo xam ne Biggie ak Puff Daddy dañoo toog Biggie toog Puff Daddy naka yow you did it affaire yooyu noonu comme si ñoom dañoo complot pour rey Tupac. ci kii bi quoi loolu Tupac moo ko def quoi ci vidéo Tupac il a créé le scénario. waaw dafa jël koo xam ne dafa niroog Biggie ak koo xam ne dafa niroog Puff Daddy mu teg leen. mais donc, après loolu day jouer ci esprit public bi day jouer quoi marketing la quoi. tu vois game la donc ba mu defee loolu noonu ñuy waxtaan si waxtaan bi. comme si ñoom ñoo yónni pour ñu rey Tupac. ok donc bu ñu tourné rek gis Tupac frappé porte bi rek dugg si ak loxo bi xaw a gaañu te cigarette bi affaire yooyu noonu gars yi nag Tupac you alive maanaam Tupac yaa ngi dund Tupac xool leen quoi am benn regard bu mu leen def comme si xam ne ne ñii soupçonné ne ñii ñoo ko bëgg a rey. ok xam nga after si saa si ñu woo Biggie si fi mu toog noonu mu ne ko décroché téléphone bi mu décroché gaañ bi nga xam ne moom la Biggie yónni woon pour mu rey ko gars yi ne ko ah déedéet maanaam rey naa ko. mu ne ko alright naa la woo après bëgg woon Tupac comprendre quoi si la ñuy wax après si la raccroché téléphone bi Tupac di wax ak moom ba si yàgg ne ko you trying to kill me affaire yooyu mu ne ko non léegi Tupac nu muy génnee ndax dafa takkoon loxo bi nii di génnee cigarette bi pour tux rek mu foog ne day génnee gën bi pour rey ko mu ne ko no stop Pac it's not my idea it's the boss idea. maanaam idée pour rey la nekkul sama idée mais boss bi toog nii moom mooy Puff Daddy moom moo amoon pour rey la. ok est-ce que comprendre loolu nag nekk lu réel mais Tupac moom moo ko monté ci kii boobu noonu. bu bëggee comprendre li may wax. dañ dem sur YouTube ñu tapé American Most Wanted Tupac and Snoop Dogg dañ gis intro bi. ok donc après ça ci lañ tourné waat rek gis benn son bu génn tudde Hit 'Em Up mu invité ci élément Outlaws yi moom mooy Usain Kadhafi and Idia. ok mu nekk son bi nga xam ne bu ñu wax son classe ak disrespect son bu gën a yéeme boobu noonu amul ci hip hop. ndax dafa dévoiler affaire yu bëri yu Biggie doon dund li ñu dund ñoom ñaar ba pare expliquer ko dugg ci vie privée ndax Biggie dafa amoon benn mun nañ ne jabaroon la woon xaw ma gelam la woon bu tuddoon Faye Devine Tupac dafa mel dafa préparé woon affaire dafa musoon nekk ak Faye Devine boo xam ne benn genre intimité bu ndaw mu photo wu si donc après dafa am pouvoir génnee photo boobu woon gars yi que ne moom jabaru Biggie bii ni moom mus naa nekk ak moom. Nati Maj Delmas depuis Paris. yeah what's up. moo tax son bi bu fekkee yaa ngi ak moom boo ko balancé. mooy Notorious bi. non Biggie Tupac Hit 'Em Up featuring Outlaws. yeah. West Side Bad Boy Killers. You know how we do it. First off, fuck your bitch and you click your claim. West side, we ride till we click the game. You claim to be a player, but I fuck your wife. You claim some bad boy, nigga, fuck for life. Biggie Small is more than bitches. You know the rules. Little C's, real G's. Fuck beef. Fall for life. The West Side. Bad boys. Wax kill.
You know, grab your clock when you see Tupac. Call the cops when you see Tupac. Who shot me, but your pumps didn't finish. Now you're about to feel the wrath of a menace. Nigga, I hit him up. You motherfuckers know what time it is. I don't even know why I'm on this track. Y'all niggas ain't damay am sax parfois du ma mën a expliquer carrément Tupac lu muy wax ci son bi ndax peut-être suñu yar wala suñu maam ni ñuy déglu du ñu permettre ñu expliquer mooy en tant que tel quoi li Tupac di wax. C'est-à-dire expliquer et voilà dafa xaw a sensible dafa xaw a. C'est sensible et puis il y a aussi les valeurs sénégalaises aussi. Voilà. À prendre en compte. Voilà te booy xool dafa laal Biggie ndax Biggie boo xooloon ci albumam li mu doon def dafa nekkoon genre pimp. dafa doon wane ne moom genre dafa jigéen ñi moom dañ ko bardé xam nga boo xoolee son bu mu def tuddee comme Mama Change I got a good dick girl you didn't know ak son bu mu tuddee Player donc son yooyu dafa wane ne moom maanaam gel yi moom lañ bëgg quoi moom lañ bardé xam nga moom jantal la genre affaire da doon fenc ay lyrics yu bëri. moo tax Tupac ne ko you claim to be a player but I fuck your wife. maanaam nee nga yow maanaam yow player nga yow jantal nga yow show yoo lañ bardé xam nga te pourtant man nekk ak naa ak sa jabar. Donc c'est un peu moo tax bëgguma surxuus quoi. Après ça non mais vas-y explique-toi hein. De toute façon on est dans une émission il faut que les gens ils comprennent. balaa ñuy dugg ci dossier Sénégal après ñu comprendre parce réalité qu'il y a d'abord les origines aux États-Unis du clash avant de venir au Sénégal. boo xamante ne nous on a été bercé par le hip-hop américain et on a voulu copier un tout petit peu le hip-hop américain pour en faire notre propre hip-hop. noonu la demee voilà. mu ne ko you claim to be a player but I fuck your wife ndax player boobu noonu pour wane ne clash dafa am ay stratégie player boobu sound Biggie la. Biggie dafa am benn son mu tuddee ko player show yi jigéen ñi wër ko muy wane ne moom xam nga moom show yi moom lañ barre moom mooy gentleman bi xam nga show yëpp mooy nangu show gars yi affaire yooyu noonu léegi Tupac ne ko yow noo mën a nekkee player ba pare yow man nangu sa jabar donc loolu si vie privée la dugg. ba pare dugg fi nga xam ne carrément. voilà ça devient très sensible. Tu as parfaitement raison moo tax mu nekk bii. mën na nekk ay gel mais affaire de jabar ça devient délicat. Tu vois déjà la différence entre KRS-One ak MC Shan liñ dund ak Tupac ak Biggie c'est différent. donc fii nii dafa sensible quoi dafa dugg ci côté famille dugg ci affaire de jabar dugg ci côté de jëkkër dugg ci famille quoi tu vois donc bu ñu xoolee loolu dañuy gis que ne loolu moom moo andi bif bi ba pare nag loolu mu symboliser ko gars yi naan non dëgg la wala du dëgg mu génnee benn photo boo xam ne dafa am intimité moom ak jabaru Biggie posté ko ci internet bi. rajo télé yeeg yëpp di ko wane ñu ne waaw kon Tupac li mu doon wax dëgg la. yaa ngi gis nu muy créé donc bif bi commencé nag. beneen problème ça donc, sort du contexte. comprendre nga seetaan naa benn interview Puff Daddy bañ ko laajee ne ko yow classe boobu ba nga ko jotee yow nan nga def mu ne moom dafa toog di déglu classe bi après dafa am problème quoi nan la Tupac mun a waxee lii moo tax mu wax Biggie da ko bul tontu lii. ndax lii bul tontu bi day enflammé voilà bul tontu lii nii. tu vois moo tax après classe boobu noonu 96 la woon 4 mois la si def après ñu chat ko. ok. si lañ ko sat ba muy de Las Vegas si rond point bi noonu ba muy taxaw si lañ ko wàccee foofu noonu mu def 7 jours hôpital après si la doogay dive Tupac. léegi Biggie sama bi mu clashé gars yi bëri dañoo foog ne après Biggie dafa tontu à ce point mais Biggie son bi mu njëkk a def mooy Who Shot Ya maanaam créé benn affaire Tupac xam ne kon kii nii kat mu ngi dëggal boppam donc xaaral ma clash ko te ba mu clash nekkul moom kese mais dafa andi yenn booy Idia Usain and Karafi booy yoo xam ne dañoo métti mooy Who Shot Ya. Notorious. Hey, shout out to Moment Obi, médecin. Mu ngi partager actualité bi. Teacher Sus Rock on stage. Yeah. Now turn the mics up. Turn that mic up. Yeah, the beat is knocking. Whole shot, yeah. Turn that shit the fuck up. What? Turn up louder. Yeah. Who shot ya? Separate the weak from the action. Leap hard to creep them Brooklyn streets. It's on, nigga. Fuck all that bicker. Malaza! I can hear sweat trickling down your cheek. Your heartbeat sound like Sasquatch feet. Thundering, shaking the concrete. Then the shit stopped when I fall the plot. Neighbors call the cops, said they heard mad shots. Saw me in the drop. Pap Nyagasek! Slaughter, electrical tape around the daughter. Old school, new school, need to learn order. I burn, baby, burn like disco inferno. Burn slow like blunts with yayo. Peel more skins than Idaho potato. Niggas know the lyrical molesting is taking place. Fucking with B.I.G. it ain't safe. I make your skin chafe. Rashes on the masses, bumps and bruises, blunts and Land Cruisers.
Big Papa smash fools, bash fools. Niggas mad because I know the cash rules. Everything around me, 2 Glock 9s. Any motherfucker whispering about mine. Bonsoir Monsieur Ndiaye, bien scotché. On parle de clash aujourd'hui, hein, et soyez le bienvenu. À l'instant Notorious ou Shatia. Ousmane Baye. Watching it. East Coast, nigga. Bad boys. Yeah. I seen the light excite all the freaks. Stack mad chips, spread love with my peeps. Niggas wanna creep, got to watch my back. Think the cognac and endo sack make me slack. I switches all that, cocksucker G's up. One force move, get Swiss cheesed up. Clip to tech, respect I demand it. Slip and break the 11th commandment. Thou shalt not fuck with North Sea Papa. Feel 1,000 deaths when I drop ya. I feel for you like Shaka Khan, I'm the Don. Pussy when I want Rolex on the arm. You'll die slow but calm. Recognize my face so there won't be no mistake. So you know where to tell Jake, lame nigga, brave nigga. Turn front page nigga, Puff Daddy flips daily. I smoke the blunts, he sips on the Baileys. On the rocks, tote blocks and christenings. Hammer cop in the fire position. Come here. Range-moi cette mauvaise image d'Illuminati. I don't like it, but Illuminati. Yo, look, yo. What a boy. Xoolal bàyyi xel li chat yi nii après dañ ci ñëw. Outro. Les tueries là, les tueries. Bàyyi ci xel après dañ ci ñëw. On a tiré 4 balles, c'est ça? Ok, dañ ci ñëw après. On revient là-dessus, hein. On parle de clash, de beef. Et là, on est dans la partie beef. Au stade Amadou Barry, ça se passe. Loudou Rap Galsen Bougouniou. Le match de solidarité. Et m'amène ce serait qui est dans le studio pour parler de clash beef. On a Jello for Life, on a Double H Service, Killer Family pour un grand match. 2 matchs aujourd'hui. Le but de ce match, c'est de collecter des fonds pour soutenir l'animatrice et sa famille. Tout Zambaye. Maman, ce serait qu'on t'écoute. Wow, après les chocs. Gars, déglu la affaire. Donc pour définir que ne madame clash ak beef ak disrespect dafa am. Ok. Clash mooy comme li Keres One def ak MC Shane par exemple. Ok, c'est resté dans le cadre de la musique du game. Arrangé wu ma wala nga def loo xam da nga wàcc sa concert ma def son clash la. Voilà. Donc day yem si maanaam waaw ci musique lay yem. amul ay voilà. ci lyrics ci skills def ay son. Voilà. Ça reste dans le game quoi. Ça reste dans le game. Voilà loolu mooy clash. Même en concert ça peut se faire mais ci son rek lay yem daal. Voilà ndax fi ñu ko jëlee moom mooy diminutifu moo Kalashnikov la Kalashnikov ko xam mooy arme bi nga xam ne ñëpp xam nañu ko donc moom mooy diminutif moom lañ jël xaaj ko mu nekk clash. ok mooy nga teg nit si yoon. léegi beef moom mooy mu ngi jógee si benn tur bi ñuy wax beef tech. beef tech en anglais moom mooy yàpp. donc bu ñu demee ba clash bi dégénéré dem ba dépassé disrespect egsi ci beef c'est parce que lañ ko mën a beef lañ ko mën a tuddee ndax foofu noonu day dem ba day dépassé rap day dépassé waxante lu ñaaw mais xeex lay mujj nekk ba deret tuuru si ba yàpp génn. mooy beef. moom mooy beef moom diminutif moo beef tech la moo tax ñu jël beef tech B-2-F. Yeah. Est-ce que comprendre nga B beef carrément mooy expliquer que ne nit ki foog mu clanché ak nit
ba deret génn si yàpp génn si. donc Tupac et Biggie c'est donc noonu la demee moo tax sànq ma ne la c'était entre East Coast ak West Coast. léegi dafa dem ba Tupac dafa am booy yu mu monté Biggie am booy yu mu monté ba yow bu fekkee élément East Coast nga boo gisee élément West Coast da ngeen di xeex. day raag bu mujjee ak ay dret quoi. noonu la demee est-ce que comprendre nga. mu andi affaire yu bëri yi nga xam ne même si Tupac ba muy quitté dañ ko rey. Biggie ba muy quitté dañ ko rey. à l'occasion de la soirée là. noonu la demee ba muy dem di seraani kii ni Mike Tyson ba muy def combat. si lañ ko rey ci Las Vegas bi. Biggie après si la def benn sound bu ñu tuddee going back to Cali ba muy delluwaat foofu noonu si lañ ko rey moom it. Going back to Cali. waaw moom dafa jógee ça c'est un bon titre. waaw vas-y continue les explications. donc ba mu jógee moom it dafa jógee New York ñëw ba saytu Pac moom fa lañ ko reyee. ndax Pac muy dëkkoon West Coast ku wax xam Californie xam ne West Coast fa la Central Valley de Fresno Los Angeles foofu noonu yëpp West Coast la East Coast moom mooy ay Brooklyn ay Brownsville ay Shaolin et cetera donc ba mu jógee foofu noonu ñëw en 97 bañ reyee Tupac 1 an après moom si lañ ko rey boo xool ñoom ñoo tolloo âge Tupac 71 la moom 72 la Tupac muy dee 96 moom muy dee 97. te pour te dire Kaane dañoo pare woon ne dañuy dee ndax albumu Biggie bu njëkk mu ko tuddee Ready to Die. Ready to Die mooy pare naa pour dee. waaw sorti en 94. après benn album bu ci tudd bu ci génn post mu ngi tudd Life After Death. waaw la vie bi ñu wax bi ñu wane benn corbillard. voilà la vie après la mort. tu vois donc ñoom dañuy xam carrément que ne buñ génnee dañ leen di chat. ndax Tupac dafa nekkoon saar bu dangereux avènement wu Crips ak Bloods ñoom ñoo ko andi woon. Crips ak Bloods beneen histoire la bi nga xam ne bien avant la hip hop la boo xam ne dafa exister ak Compton ak Los Angeles. Crips moom moo nekkoon yi nga xam ne ñoom ñooy sol bleu yi ay bandana yu bleu ay all yu bleu ay t-shirt yu bleu. chacun avec sa couleur. Bloods ñoom ñoo ñuy sol yu rouge yi léegi bu fekkee da nga nekk ci side boobu noonu soit da ngay bokk ci Bloods yi wala da ngay bokk ci Crips yi. foog nga bokk waaw guerre des gangs la woon avant le hip hop boo xoolee street talking ak street fashion bi hip hop am dafa bëri lu mu emprunté foofu noonu. ndax ñoom ñoroon solu mbedd bi Crips moom moo jiitu Bloods Crips ñu ngi ko créé foog naa en 1962 ñu ngi ko créé foofu noonu mu nekk genre armée boo xam ne armée mbedd la ñoom dañuy braquer agresser am seen i arme bopp comme armée ni muy amee seen i arme yu dangereux lañu am donc bu ñëwee foofu noonu dañuy gis que ne dafa am avènement bu rëy donc élément bu créé Bloods moom mu ngi jógee Crips ndax dafa am lu ko naqari ci Crips yi moom mu créé Bloods boo xoolee Bloods ñu koy représenté moom mooy morceau bu xonq la ñuy takk seen bopp yi mooy bindee na sol ay yére yu rouge wala ñu sol ay all star yu rouge genre affaire yoon donc nit ki boo amee lu la métti loolu mooy danger quoi. voilà nit ki boo amee lu la métti lu rouge dañ naan la takkal maanaam morceau bu rouge wala dara pour wane ne daa am lu mu métti donc ba mu jógee Crips moom loolu la takk. léegi ñee ñoom lu tax ñuy sol bleu c'est parce que ñoom seen élément bi nga xam ne moom moo créé loolu noonu Crips bi jour bañ ko agressé ba mu daayif jour boobu dañ ko fekk mu sol bleu sol ay oli bleu sol pull bu bleu takk bandana bu bleu donc hommage bi gars yi ne léegi ñoom ñëpp dañuy sol bleu ñu dem ba si biir ñu ne non bleu bi day bu ñu nekk suñu couleur boo xam ne nit ñi moom la ñuy xàmmee moom mooy de Crips ñuy créer sax seen façon wax créer seen façon sax dance boo seetaanee Nit Doff am na benn vidéo bu mu def tuddee ko ragal du jéggi raay am na benn fecc bu muy fecc ci kaw train bi noonu moom la ñuy wax de sea walk de creep walk creep en anglais mu ngi signifier lafañ maanaam buy fecc moo tax boo koy fecc da ngay def sa comme si lafañ nga pour wane ne gars yi dañuy créer seen affaire comme une culture. lépp dafa am nu ñuy solo explication et tout ça. am na ñuy waxee am na ñuy feccee am na ñuy réagir. Bloods yi tamit même chose donc lu avènement boobu daf ci am quoi moo tax classe boobu noonu mënul woon yem rek ci classe mais foog mu egg ci biif. foog mu yegg ci wàcc ci tali bi ci biif waaw donc ñooñu noonu vu que Tupac moo am problème ak Biggie ñooñu dañuy impliqué wu ci problème bi. ndax ñoom ay bandi lañ bien avant le hip hop donc bu ñu ñëwee gis benn élément bu dëkk seen koñ bugg leen représenter am problème ak Biggie ñoom dañ si impliqué wu loolu moo tax mu nekk beef. comprendre nga donc pour bañ a jël temps trop on a tas de choses ñu war a wax ci Galsen bi après. yes et en parlant de Galsen entre parenthèses le 6 juillet c'est la sortie officielle hein, je veux dire c'était hier sortie officielle en ligne par le label Chambre 9 et King Booking Management du projet Olyps, je veux dire Olyp de Taiji Shin. Donc sortie privée le 4 juillet avec un support cassette USB. On a ramené les cassettes et dans ces cassettes on a une partie USB. Donc vous pouvez acheter la cassette
et avoir les produits, quoi. C'est une manière de ramener un peu l'époque cassette, quoi. Donc, information sortie depuis le 6 juillet en ligne, hein, Tidy Shin, brand new project, n'est-ce pas? Le 20 juillet, ce sera Wakam avec DMP. On a aussi Tamba qui vient à Dakar avec le projet Tamba to Dakar, Tamba to DK. Ce sera le 13 juillet. Toute la culture urbaine Tamba sera là pour un gros show, hein, du côté de Wakam. Donc, à ne pas louper. Hein. On continue, ma main sauce. Wow, ben je jaag foofu noonu rek. Donc la différence mu ngi noonu entre Clash ak Beef. Léegi disrespect moom mooy par exemple yow Daflex defoo ma waxoo ma yaa ngi def sa émission nice yaa ngi teewal li ngay teewal gars yi ñu ngi lay suivre. Man animateur laa comme yow. ma ne non Daflex daal man neexuma quoi donc waaw foog ma def benn track wax ko lu ko neex. wax la yow carrément moo xam ne loo xam ne man teguma ko fenn quoi. tegul ci benn norme. xam nga Kéléson ba muy Clash MC Shine daf ko teg ci norme ndax kii def na hip hop fii la juddoo mu ne ko non fii la juddoo. donc loolu am na lu mu wax mais yow amul benn affaire boo xam ne wàcc nga ko sa concept wala du wax nga loo xam ne musoo ko matal. en tout cas ñun moom suñu concept bi je sais pas kii de mais ñun ñu ngi si yoon quoi. on est légal. ku ñu clash c'est ton problème nous on fait les choses. noonu la demee. day leer nañ day mel ni t-shirt bu weex tal c'est limpide c'est clair quoi. donc loolu moom mooy. te si kanam sax dañuy woo rappeurs yi sax. defal nag mu ñëw xool loolu. léegi bu ñu gisee loolu moom mooy disrespect ba pare nga ñëw dugg ci ay vie privée am. te kooku maanaam life am concerné wala amul lenn lu nu mun ti def loolu mooy disrespect. te parfois dañ koy gis Galsen dañ koy gis United States lu bëree mais bu bañ a yàgg foofu noonu ndax war nañ ñëw tamit ci Jay-Z ak Jigga. Jay-Z ak Nas avant ñuy ñëw ci wàcc ci Galsen bi quoi. mooy fuck Jay-Z. yeah Jay-Z dafa defoon benn album tuddee ko the Blueprint. Blueprint am benn son bu ci tudd Take Over mu def ci 3 partitions la si je ne me trompe pas am partie boo xam ne def ci Clash Mobb Deep partie boo xam ne def ci Clash yeneen gars yi am partie boo xam ne def ci Clash nag Nas. ne ko xam nga 5 albums nga ñuy jox xam nga 4 albums in 10 years donc loolu noonu that's wack sa album yi nga def yëpp xam nga Ilmeric moom moo si tane quoi te Ilmeric sama album bu génnee lim jaay si ventam yëpp man sama album jaay na ko si. mooy Haters bi génnoon à l'époque Haters c'était ça non ça il y a le titre c'était quoi le titre. titre Take Over bu Jay-Z moom muy expliquer loolu quoi muy expliquer maanaam disrespect la ci pet après mu nekk Clash ndax Clash bi commencé wul foofu. Clash bi mu ngi commencé depuis ba Biggie quitté Brooklyn ñu ne Biggie kat yàlla jël na ko donc ñoom après dañ doon xëccoo king bi Jay-Z ne moom la Nas ne moom la donc Jay-Z def benn message ne waa mais ne kii ne Biggie Small kon ko yow dem nga donc lépp bàyyee ma ko instant bi man maay king of Brooklyn so message bi nga doon continuer di joxe man dinaa joxe lu ko raw ndax instant bi boo yëpp si man la ñuy suivre man maay king of Brooklyn. Nas tamit moom it defaat benn son. Expliqué que ne gars yi ñoom ñu ngi réclamer ne ay king of Brooklyn donc deal bi nekkul loolu ñuy mbrosante parfois kii demee studio wax benn affaire kii dem ba benn instant Jay-Z nag si la jël position génnee benn son tuddee ko Take Over si la ko Clash directement. ne ko sa flow bi dafa low da nga war a you gotta switch your flow up you know saying sa 4 album nga def ci 10 ans loolu baaxul. bi réponse bi la. léegi andil ma début bi moo tax lu tax ma la doon wax sànq bàyyil ma chat yi ñu bàyyi woon sànq ci suuf ci sound Biggie bi kii Who Shot You. What's up, niggas? Yeah, I know you Anwar ain't ko. talking about me, dog. You? What? fuck Jay-Z. You been on my dick, nigga. Fuck Jay-Z. What's Léegi teel ma up, foofu. niggas? Hey, yo, léegi lii pour wane ne continuité la entre Tupac ak Biggie ndax Biggie sànq boo seetloo ba mu tegee son ba si yàgg bu fekkee mën la fàttalikul ma loolu. ma fu muy chat doon ba nga naa ma 4 chat la chat yooyu noonu moom la Jay-Z moom la Nas jëlaat ci son bi andiwaat ko pour wane ne rivalité bi am entre Jay-Z ak Nas donc mu ngi jógee si Tupac ak Biggie ndax Tupac ak Biggie bañ fi jógee après Brooklyn. ñoom dañoo soxla woon king tamit après Biggie léegi loolu lañ doon xëccoo moom laa leeral ni sànq après Biggie ba mu demee Jay-Z dafa taxaw ne moom moo yor flambeau bi moom mooy king bi Jay-Z ne ko affaire bi di loolu kii Nas ne ko affaire bi di loolu donc si loolu lañ continuer ok. Can't talk with a gun in your mouth, huh? Bitch ass nigga. What?
dégg nga chat bi léegi andil bu kii bi bu naas bi. What's up, niggas? Hey, yo, I know you ain't talking about me, dog. You? What? andiwaat ko ñu dégluwaat chat bi bu baax commencement bi. Style, nigga. Fuck with your soul like ether. dégg nga chat bi donc pour wane ne continuité la c'est sanglant tu vois continuité maanaam dafa jëlaat chat bi nga xam ne moom la xuu chat bi nga xam ne Biggie moom la defoon di wax ak Tupac boobu la andiwaat pour andi continuité bi pour loolu mooy wane ne ñoom ñaar dañ doon xëccoo the crown maanaam li nga xam ne moom mooy king bi kon ko Biggie dem na donc kan moo ko si war a nekk si ñoom ñaar donc moo tax Nas a été intelligent mu andi classe kii boobu noonu chat boobu noonu ci début son bi ne ko fuck Jay-Z you been on my dick nigga love my style nigga. donc andi ci ay affaires yoo xam ne sound take over ba mu génnee gars yi dañ ne non Jay-Z mënatul son bi une semaine après Nas génnee son bi gars yi dañ ne non fii la classe yam même turu classe bi Eata la tudd Eata mooy benn genre produit la bi nga xam ne moom mooy raxas góom est-ce que comprendre nga tur bi rek dafa symbolique. donc ba mu ñëwee moom dafa ñëw carrément jaar ci sawaay ndax sawaay dafa def son classe ci ñu bëri classaale ko moom dafa ko defal son lëmb tuddee ko de Eata. donc lii nii yëpp pour wane ne suite logique la entre Tupac ak Biggie bañ fi jógee donc après fallait que Jay-Z ak Nas laale ci kan mooy nekk king beeg kan moo nekk si ginnaawam. donc lii mooy histoire classe bi nga xam ne dafay am foofu noonu. peut-être bu ñu ci suuxee lu bëri mën na jël suñu temps te am na affaire yu bëri yu ñu war a wax quoi donc di bàyyi xel ne that's what's up. Léegi on va venir au Galsen. Voilà. On va venir au Galsen. On fait quoi? Tu veux d'abord écouter, on remet le son là, le son de Books ou bien je fais passer l'actu. Je vais faire passer un son de Taiji Shin d'abord. Taiji pas là. Brand new Paco Breeze. Juste après on a Taiji Shin les gars, vous êtes dans Couleur Urbaine 2.0 et 16h passé de 26 minutes. Merci Kef. Say my name, Paco Breeze. Check it. Say my name, Breeze. They get how my one and nigga mad. Jarul sani big manga bell. Susan carrière kese la doon bañ dafa fekk ma am lu may seet rek sinon naa leen. DR1 bi moo leen xaw a rey. Touché fermé teg ci trophée waay. DR2 bi moo ngi jéggi raay li woon daaw du doon ren non du teg koon bi yoon dafa romb soraat non samay noon xol yu bon lañu nara tuxe bon koon sama yoon nekk tuul ci samay noon damay non suma leen di tere nelaw dem leen naa ni som ni fee. bu fi concert na ma laaj man la bête de scène bëri jaaj bët bi nekk tuul Sénégal signé contrat international ngeen doon samay élève ay bu kenn des na ñëpp jóob na ñëpp jóob bu kenn des na ñëpp jóob fépp fa ma nekk na nga jóob. Et Paco Breeze, très bientôt avec une date de show les amis. Et vas-y, va prendre ton café, maman, ce café, the coffee, man. Après on revient en direct pour continuer avec l'histoire du clash. Books and Cooper, on va essayer de les joindre d'un moment à l'autre. N'est-ce pas? C'est ça l'hip-hop sénégalais, c'est ça le 2.0. Et je vous rappelle, Nino sera à Dakar, bien sûr. On a écouté des extraits tout à l'heure. Disque de platine en 7 jours de vente. 50 000 exemplaires vendus. Là, c'est Taiji, c'est Paco Breeze, juste après Taiji Shin. Avec Olips, le nouveau projet sur le marché du disque. Après avoir remporté le Flow Up. C'était l'année passée. Nee nañ Paco Breeze dafa ay romb samay enemies ne leen bye see you later foofu laa leen bàyyi ànd ak sama gaay ñu ko génn maa ngi ak sama gaay
Galsen, what up, bro? Voilà, Buzz MC aussi qui revient en force avec un nouveau projet. Melocan sous le label Tech Junk. C'est toute l'actu. À ne pas louper le 13 juillet, Tamba to DK. Wa Medina, shout out to all. Le 20 juillet, ce sera aussi à Wakam. DMP, man. Piano à ne pas louper. Le disque est sur le marché aussi. EP. Avec ma mec K Rosette. Couleur urbaine. Hip Hop Galsen en force. Aujourd'hui.